mbokki rafetlu ànd beeg suñuy programme ci ITV juróom-benni waxtu ci ngoon dem ba tekk ñeent fukki simili ak juróom dal leen jàmm ci xibaaru marax yi li gën a fës ñu fas yéene ko jukki bokk na si nag aljuma tey vendredi saint di aljuma bi nga xamante ne moom moo jiitu Pâques chrétien yi di ko màggal bésub tey mu ne itam bés boo xamante ne chrétien yu Sénégal daañu ko faral di mandargale séddalep ngalax seenub diggante jullit yi ngir rek wone jàmm ji nga xamante ne moo am ci réewuk Sénégal diggante chrétien ak jullit waaye itam dëkkin gu rafet ak dëkkandoo gu rafet seenub diggante daan ci teewlu Abbé Alfred Sarr dana ci àddu ci nu mu gën a yaatoo ci biir xibaar yi ci jotaay gi itam daañu àddu ci lu soxal xëyub ndaw ñi ngir ndawu Sénégal toog fii daal di fay tekki ay projet ñu taxawal ko di ay nag tool yoo xamante ne dañ leen ko jagleel Taïf jot si nag wàllam dippee ko toolub naataange daan ci ànd ak Gora Ndaklo ci biir jotaay gi yemook itam jamono joo xam ne hôpital Fann service maladie infectieuse bu hôpital Fann amee toolam dippee ko toolu kër ci bile tool ay meññeef yu ñu mën a jëfandikoo daal di koy dundee waaye itam yu ñu mën a fajoo daañu ko fa nemmeeku toolu kër ci hôpital Fann bu Ndakaaru daañu fa ànd ak Pape Ibrahima Ndiaye ci biir xibaar yi mbokki dal leen jàmm ci jotaayu marax yi. gannaaw ba ñu leen a nuyoo kon xibaar yi dañu koy doore ak bataaxal bi nga xamante ne dippee na ci kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru li ni mel nag ñu daal di koy génnee gannaaw manifester yi nga xamante ne wala boo ko jàppante ya ñu doon nemmeeku ca daara ju kawe ja kon université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ñoom nag daal nañoo amalub ndaje commission bi ñu denk wàllub discipline ca daara ju kawe joojee ci alxamis benn fan ci weeru avril la ñu amalub bile ndaje ci njiitalu Ahmadou Ali Mbaye directeur ba moom nag la ñu xamle ko bile commission moo di ay daan daal dañ koo teg ñi nga xam ne ñoom ñoo doon xeexoo ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru lu toll nag ci fukk ak ñeenti étudiant daal nañ leen a tegu daan ñenn ñi nag lañ leen a teg bokk na ci nag tere leen ñu bindu ci diirug benn at ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ñeneen nag ñu nemmeeku ne itam daal nañ leen teg daan yoo xamante ne duñu mën a bindu ca daara ju kawe ja fi lekk juróomi at ci kanam di bataaxal bi nga xamante ne moom moo dippee ci boobu leen daje ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru na ma leen ko junjee ci bopp xibaar yi di chrétien yi tey nag la ñuy màggal vendredi saint di aljuma bi nga xamante ne moom moo jiitu dimanche Pâques gannaaw ñeent fukki fan yoo xamante ne chrétien yi amal nañ ci seen pokkoor bëccëgu tey nag di aljuma vendredi saint ñu nemmeeku ne chrétien yu Sénégal ñu ngi koy mandargale ngalax googee nag ñu koy séddale diggante chrétien ak jullit ngir fësal jàmm ji nga xamante ne moom la ñuy nemmeeku ci réew ka Sénégal dëkkin ak dëkkandoo gu rafet kiñ ci teewlu nag di Abbé Alfred Sarr moom nag mu dellusiwaat ci solos bés bi ci téléphone Papa Alioune Sarr. tey dañuy xumbal àjjuma bu sell mi dañuy fàttaliku de suñu borom Yeesu Krista dañ ko sonal toroxal ko daaj ko ci croix ba mu dee ci croix tey loolu la ñuy fàttaliku ci ajjuma bu sell bi te ajjuma bu sell bi dafa doon pour ñun catholique yi jouru koor bi nga xam ne dafa obligatoire dafa war ku nekk te nga lax nekkoon ñam boo xam ne dafa oyof te dafa doon dimbali nit ñi ndax ñu farlu ci seen koor tout en gardant lu ñu doon wax ne ku mënul woor da ngay jël ñam boo xam ne dafa oyof léegi ñu garder tradition boobu bi nga xam ne yàlla def ñu ko may tey ñu def ko geste partage diggante chrétien ak musulman chrétien ak ñi nga xam ne ñooy gëstu ci li ñuy wax religion traditionnelle maanaam suñu cosaanu maam yi. laata aljuma gu sell gi dem nag alxames gi chrétien yi nag jot nañoo dem ci jàngu ji ngir amalub mees ay ñaan waaye tam toroxlu ci kanamu borom bi gannaaw ñeent fukki fan yoo xamante ne jot nañu ko wóor ci diirug weeruk mars jàpp weeruk avril bi chrétien yi nag di xamle jamono ji nag tolluwaay bi ci koor gi ak nañu dogoo ci borom bi ci diirug weeru koor gi reportage ak Aïssatou Kana. ñu bëri ci waa jàng bi ñëw ci ngoonu alxames bi julli ci église cathédrale
ginnaaw ba ñu paree julli ak bàllu ñoo ngi ñuy xamal lu waral mees bi. dañuy commencé mandargal ñett fan ñu waral ñu naan weekend Pâques. Jésus dafa suufeelu wane ne ñun ñëpp on doit être au service de l'autre ñu nekk ci kaw war nañ mën a xool exemple Jésus def servir. ñeent fukki fanu koor julli ak jéggalu seen boroom la ñu ko dundee. Carême dafa nekk ay fan yoo xam ne dañuy gën a jege yàlla di waxtaan ak moom di baalu suñu baakaar mais aussi dafa doon période boo xam ne dañuy woor di xiif ngir mën a gën a jege yàlla doonoo tamit jamono joo xam ne dañuy ñaax ñu yokk di ñaan voilà di dimbale néew si doole yi. waaw carême bi moom bii pa xam nga doy na waar trop tamit benn instant parce que ak Covid bi nii bon mais n'empêche tamit dund nañ ko comme ni mu waree ak ay prières ñaan nañu tamit pour mbas bi gaaw fee jóge ñaan nañu tamit pour ñi feebar ñu mën a wér ñu tëdd ci lal hôpital ñu mën a génn tamit pour fête bi gën a war a gën a mën a neex. waa jàng bi di waajal bés bi nga xam ni moo gën a mag ci at bi di feetu Pâques. Pâques bi nuñ koy feetee mooy tàmbalee tey dund ñett fan yi nga xam ne bokk na ci ñett fan yu gën a important ci Pâques bi mooy institution de l'Eucharistie bi lavement des pieds le chemin de croix bi mooy garde croix bi jéem a topp jaar-jaaru Yeesu ci toroxal bi ñu ko doon toroxal te jublu ci lenn lu dul musal àdduna donc beneen bi mooy dekkaleku bi. ngalax yi lu ñuy wax ne cosaan la fi te lu ko waral mooy xaajoo ak suñuy mbokk yi nga xam ne bokkuñ gëm-gëm. ginnaaw ay fani koor waa jàng wi dañuy màggal Yeesu Christ ci ayu bés yu sell bi ñu jëm ci feetu Pâques bu ñu jagleel dekki Yeesu Christ. Aïssatou Kane aljuma itam nekk bëccëg boo xamante ne bëccëg gu am solo la ci ñi nga xamante ne ñoo di jullit yi mu yemoo ko itam vendredi saint chrétien yi di ko màggal ci bésub tey moo waral nag Abdourahmane li daal di wàcc ci mbedd Ndakaaru yi tasek ñenn ci ñoom bokk na nag ci bërëb yi nga xamante ne tase na ak ñoom chrétien yi ca église martyre bu Luganda waaye itam ñenn ci ay jullit yoo xamante ne ci bésub aljuma tey ñu ngi doon waajal dem julli ji jullik juma muy wane rek réew ko Sénégal anam bi nga xamante ne moom la tëddee jullit yeeg chrétien yi nañu dëkkee ci dëkkin gu rafet. Abdourahmane li ci reportage. aljuma bu wute ak yeneen yi tey jii di bés bu mujj ci kooru chrétien yi wante mu nekkit niki aljuma gu jot bés bi nga xamante ni jullit yi ñu ngi waajal dem julli ji juma muy mbiru yàlla lu ñu yàlla séede bu ñu sukkandikoo ci ndaw si ñëw ngir xool nu ñuy waajale chemin de croix bi fi nar a am ci bu ñetti waxtu jotee ci ngoon kile nga xamante ni ab paroissien la jàpp na ni yàlla moo teg loxoom ci Sénégal. te maa ngi ñaan yàlla yeneen dëkk yëpp tamit ñu roy ci yal na leen yàlla may grâce boobu tam ñoom tam ñu am ko loolu bu amee monde bi ci boppam mooy daal di nekk mondum jàmm comprendre nga donc ñun jàmm ji ñu am fii mu am feneen ñu partagé ko parce que tam boo nekkee ci jàmm te keneen nekk ci fitna yow sa jàmm day daal di des mais boo yéenee sa morom jàmm da ngay bëgg jàmm ji nga nekkee moom tamit mu am ko donc yal na ko yàlla may dëkk yëpp dialogue bi mu law di dem. ca Mermoz ci wetu jàkk bi ñu taseel feek Souleymane Xuma niki aljuma gu jot sabadoram la sol di waajal julli gi mi ngi xamle ni daanaka lu mu tuuti tuuti juróom benn këru chrétien ñoo wër jàkk bi. Vraiment man je suis très content du comportement des chrétiens qui sont là autour de la mosquée. suñu ñëwee fii yàlla def suñu vendredi bii nga xam ne du ko fonk lool chrétiens yi ñoo itam mu seen fête tombé ak suñu fête ñoo itam et kooku vraiment duñ ci sant yàlla xam nga ñaar ñu déggoo ba pare su amee un plus moo di yàlla def boole leen benn bés encore loolu aussi dafa yokk taxal seen diggante rek. muy déggoo boo nga xamante ni warul bett kenn mu ñu sukkandikoo ci alxuraanul karim muy leeralu Souleymane Xuma muy déggoo boo nga xamante ni moo di dooleeb sunu réew di Sénégal.
Abdourahmane Ly ñu waxtaanee leneen lu soxal nag wàllub xëyub ndaw ñi ngir fexe nag ba ndawu Sénégal daal di toog ci seen ay gox mën a fa tekkee loolee nag mooy mbébétu gouvernement bu Sénégal moo waral nag ay projet daal nañ ko teg lu ci mel ni nag projet yoo xamante ne mu ngi jëm ci wàllub mbay mi jagleel ndaw ñi ay tool ngir ñu daal di mën a liggéey Taïf nag daal nay jot wàllam ci boobule projet dippee ko nag toolu naataange li ni mel nag jori bi nga xamante ne moom la ñu dénk wàllub mbay mi di docteur Moussa Baldé moom nag daal nay xamle ci jamono bi ñuy amal bile xew-xew ab porox ndollu la ci daal di am xamle ne lu toll ci juróom fukki junni xëy daañu fexe daal di koy taxawal jaarale ko ci yile liggéey di yooyu le tool bu ñu sukkandikoo nag ci ay kàddoom ca Taïf la ñu daal di wutali ak suñu ndaw ba ñu teewal ca Bawal di Gora Ndak Lo. fexe ba ful liggéeyum ndaw ñi ci réewum Sénégal naka noonu xeex exode rural loolee di taxawaayu gouvernement bi lëkkaloo ko Union européenne tax ñu ubbi tool bi ñu duppee naataange nekk ci Taïf Bayla mu di occasion ci jëwriñ ju ñu dénk wàllu mbay mi di xamle ne jëf jile daañu ko wëyal ci Sénégal wërngal képp. ci ferme yi mun nañu xale yi ñi ci liggéey muy xale muy jigéen muy ku mag war nga mun a gagné. daanaka lu jege 1 million wala lu ëpp wala presque 2 millions ci at bi ñun li ñu bëgg mooy ANIDA bi nga xam ne ay ati at mu ngi liggéey ci programme bi te balaa at bi jeex dina fexe ba en tout cas maanaam créer juróomi fukki junni xëy ci Sénégal ñu yaatal ko Sénégal yépp comme ça ñu mun a xeex chômage mais aussi agriculture mu gën a am doole ci koom-koomu réew mi. ci noonu ambassadeur yu Italie ci Sénégal yeesal njàppandalam ci gunge état bu Sénégal ci fànn yu bëri rawatina ci mbay mi ngir ful koom-koom gi ci dëkku àll yi. Nous voulons accroître les possibilités d'emploi et les activités rémunératrices. li ñu bëgg moo di yokku liggéey bi rawatina ci bërëb yi nga xamante ne ni ndaw ñiy jóg jëm bitim réew fa la ñuy bàyyeekoo bëgg nañoo gën a ful xaalis bi ñuy dugal ci mbay mi te it dinañu gunge gouvernement bi ci fànn yu bëri waaye nag jàpp nañ ne mbay mi mooy lu jiitu bu ko defee ndaw ñi mën a am xëy accord yooyu nag ñuy def dox ci diggante ñaari dëkk yi dina tax lu bëri mën cee juddoo rawatina wàllum koom-koom. Premier, le ministère de l'Agriculture et les agences nationales compétentes. ci noone ki jiite ndaw yi nekk ci Taïf Bayla rafetlu ubbiteefu tool bile ginnaaw ba muy xamle ni ndaw yu bëri daañu mën a daan seen doole ci lu ni mel. tracteur mi ngi nii tricycle mi ngi nii suñu nag mi ngi nii suñu frigo yëpp mi ngi nii ñu tegal ñu ndax lan bëgguñu liggéey jàpp ci pour waroon a génn dem bitim réew di liggéey wala nga bëgg a dem feneen liggéey yaa ngi toog sa dëkk toog ci tool bi di xëy di wàcc dem ci sa njaboot loolu ak sant yàlla bu baax ndax boo daan sori sa waa kër di sori sa yaay di sori sa papa tey nga ñëw toog sa wetu yaay ak sa wetu papa di xëy di wàcc di gis sa njaboot di wit tamit loo yóbbaale kër ga di ca suturluwoo loolu bu fekkente ne tey mi ngi bari ci Sénégal léegi ñëpp toog ci juddoo ci réew màggat ci réew mi tekkee ci réew mi te loolu lañ bëgg. ci Taïf Bayla projet bii di dimbali ndaw ñi naka noonu it fexe ba exode rural ak mbëkkum géej gi dakk ñu taxawal ko mu di projet bu jiitu bu ñu jagleel wàllu mbay. Gora Ndak Lo ñu bawoo ca Taïf Bayla wutali ca Diamniadio waxtaane nag lëkkaloo bi nga xamante ne dox na ci diggante agence d'aménagement ak promotion des sites touristiques ak ñi nga xamante ne ñoo di waa institut supérieur d'enseignement ak professionnel bu Diamniadio ñu gën ko xam ci ISEP seen mbébét nag moo di may ndaw yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk foofee nag ci ISEP ñu gën a fësal seen bopp ci li nga xamante ne moo di wàllub xëy mi may leen ab xëy waaye itam ñu daal di fësal entreprise yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk foofee nag ca Diamniadio ñu nemmeeku nag ci teewaayu xew-xew bi ñu nemmeeku si teewaayu suñu reporter Babacar Seck. fexe ba tàggatu bi ak xëy mi mën a ànd bokk na ci mbëbëtu xaatim déggoo diggante institut supérieur d'enseignement professionnel bu Diamniadio di ISEP ak agence d'aménagement et de promotion des sites industriels. am na presque 100 entreprises yoo xam ne ñu ngi installé wu ñii di monté wu. léegi am na juróomi junne travailleurs yi fa nekk ñu ngi xaar entreprise yooyu su matee dinañ am plus de 23000 encore wala 24000 emplois foofu donc soo boolee ñaari zone industrielle yi nga xam ne fii mooy plateforme
plateforme industrielle bi ak domaine industriel bi soo leen boolee ñoom ñaar dinañ def plus de 40 000 mooy ñeenti fukki junne emploi loolu lu am solo la loo xam ne day répondre day li nga xam ne président moom la woote loolu ab tontu la lu bu président def d'abord. xëy mu ñoŋ mu ngi ànd ak tàggat ci wàllu métier bu wóor loolu dina may ndaw ñi ñu xarañ ba liggéey yomb leen. dañu woo le milieu professionnel parce que d'habitude ce qui se faisait mooy dañu doon jël xale yi ne formation professionnelle jël xale yi former leen rek daal di leen génne ne leen dem leen uti liggéey léegi nag innovation bi am ci ISEP yi mooy dañuy woo les professionnels bu ñu ñëwee ñoom ñooy naan léegi ñun dañu bëgg ngeen former ñu ci tel domaine ak tel domaine ñu daal di jël xale yi former leen ci domaine yooyu loolu moo indi tey ISEP Diamniadio di former dans les métiers de l'automobile ak dans les TIC dans les techniques de l'information et de la communication ci automobile dañuy former ci 4 filières dañuy def mécanique générale dañuy def électricité électronique dañuy def froid climatisation dañuy def carrosserie peinture. nekkinu ISEP ak APROSI ci biir pôle urbain bu Diamniadio mën naa yombal ndaw ñi pare seen njàng ngir ñu mën a dugg ci entreprise yi fa nekk. Babacar Seck fexe ba nag xale yu jigéen ñi daal di des ci l'école wi seen njàng gën a mën a ñoŋ waaye tam ñi nga xamante ne ñoo di soxna yi ak ndombal tànk yi nga xamante ne moom lañ leen jagleel lim gi nag bawoo ci téeméer goo jël benn soxna dem nag ba juróom-ñett ci téeméer goo jël loolee nag fexe nañ nag ba daal di cay yegg bu ñu sukkandikoo ci kàddu ko joorim bi nga xam ne moom la ñu denk wàllub njàng mi Mamadou Talla moom Mamadou Talla yëkkati yile kàddu ci jamono ji nga xamante ne moom lañ doon taxawal cellule genre bu ministère bi ñu denk wàllub njàng mi ci réewu Sénégal ñu teewlu ko Mamadou Talla ci micro Babacar Seck. benn ministère bu am fii ci Sénégal am nañu benn organisation boo xam ne mooy ci biir ministère bi dafa war a am cellule genre ak équité ministère de l'éducation nationale nag tey lañ koy installé wax dëgg yàlla ñu ngi ci liggéey bu yàgg ñun ak suñu partenaires yi tey signé nañ ay convention ba ay association ça veut dire que liggéey bi du tey la commencé. waaye au niveau institutionnel il fallait que tey ñu toog installer cellule bi mais di wax rek li am solo mooy que éducation des filles lu am importance la pour ñun wax dëgg yàlla Sénégal am na lu ci def parce que soo seetee nga jël enseignement primaire nga jël enseignement élémentaire moyen secondaire partout foo mënti dem le nombre de filles ce pourcentage moo ëpp garçon yi donc loolu sant yàlla la et deuxièmement 2011 loo xam ne ñoom ñoo yor ay postes de responsabilité fii ci ministère bi 1% rek la woon tey ci 2020 ñu ngi ci 18,8% pour wax leen rek ñu ngi ci ay jéego jël nañu ay jéego yu bëri ay décisions yu bëri pour que loolu mën a installé wu fii mais le fait que ngeen déglu partenaires yi wax partenaires financiers techniques yi wax responsables yi wax élèves yi ñëw nañu wax parents d'élèves yi wax nañu pour wax ne que en tout cas genre éducation des filles accès des filles ak métier des filles lu am importance pour le système éducatif sénégalais. ba tey ci xibaar yi ñu waxtaane nag lu jëm ci wàllub SOMISEN nag di société des mines du Sénégal moom nag tàmbali liggéeyam activité yi nag mu soxal lépp loo xamante ne dina jëmale kanam wàllub mine waaye itam may gouvernement bu Sénégal mu gën a taxawu ci bile mbir waaye itam daal koy bàyyi xel bu baax di liggéey bi nga xamante ne moom la ñu denk boobule société patrimoine minier bu Sénégal mu gën ko nag ñoŋal loolee nag di kàddu jorim bi nga xamante ne moom la ñu denk wàllub mine ci réew Sénégal Omar Sarr moom moo yëkkati le kàddu ñu teewlu ko. ñu xool ni de manière générale état bi ak Nations Unies barewuñu trop ay action présence ci société minière yu mag yi donc loolu moo tax ñu ni duñu créer benn SOMISEN ba nga xam ne moom dana jël action état bi yëpp dana topp affaire action état bi yëpp. balaa ñuy créer société yooyu SOMISEN dana taxaw su naan négocier ak société yooyu SOMISEN dana taxaw su exploitation commencé exploitation mine yi commencé SOMISEN dana taxaw état bi yëpp SOMISEN dana taxaw comme ça dana xam à tout moment lan nu ñuy doxal ak lan la état bi mën a réellement récupérer parce que il faut nga xam balaa ngay proposer yeneen action il faut nga xam lan moo xew réellement ñaata nu dépenser ñaata nu am. il faut donc état bi ba léegi
amul structure ba nga xam ni mënoon na tax mu xam yooyu yëpp donc loolu moo tax SOMISEN ñëw président ni il faut que ñu créer ko mu mën mu taxaw ci tànk yooyu en même temps ñu xool au niveau par exemple su fekkee am na ay mines yoo xam ne dafa bees ñu am ko ñu xool lan la mën a moom sax SOMISEN nan la mën a à quelque fois sociétés yi duñu joxe action. ñu dem ci assemblée nationale pencuma ndaw réew mi waxtaane nag ndaw yafa jamono ji nag ñuy àddu ngeen di teewlu ñu ngi ci séance plénière lépp nag ñu jagleel ko loi bi jëm nag ñu dàkk élection bi nga xamante ne moo jëm paluk njiitu gox yeeg gox-goxaan yi mu di projet de loi boo xamante ne àllarba gi ñu weesu lañu ko daal di yëkkati ca conseil des ministres di ndaje bi nga xamante ne ndajëp jëwriñ yi la ci njiitalu président de la république Macky Sall projet de loi bi nag jamono ji ñuy àddu ngeen di teewlu ci kanamu député yi nag kañu fay nemmeeku di joriñ bi nga xamante ne moom la ñu dénk wàllub kaaraange biir réew mi Antoine Félix Diome moom mi nga xamante ne moom moo yore lépp lu jëm ci taxawal élection jongante politique ci réew Sénégal waaye bu ñu sukkandikoo ci ay kàddoom moom Antoine Félix Diome projet de loi numéro 5 2021 jëm rek ñu daal di dàkkandi ci élection yooyu ñeel mandat ñi di njiitu gox yeeg gox-goxaan yi bu fekkee ne nag daal dañ ko nangu adopté ko ci aljuma tey nag kon yooyu la jongante politique mu nees nañ ko amal ñaar fukki fan ak juróom ñaar ci weeruk février atum 2022 daañu ci dellusiwaat ci nu mu gën a yaatoo ak suñu ndaw ba ñu teewal ci assemblée nationale di Mamadou Dieng ñu yegg si nag ci li nga xamante ne moo di tolluwaayu mbas mi doomu jàngoro bi ci réewuk Sénégal coronavirus kon ci bésub tey lu toll ci téeméer ak juróom-ñaari doomi aadama ñoom ñoo génn amee bi le doomu jàngoro di coronavirus waaye nag ñu ngi ko amal ci test boo xamante ne mi ngi jëm ci junni ak juróom-ñetti téeméer ak ñaar fukk ak ñett doomi aadama juróom-ñaar fukk ak juróom ñoo ci ay cas communautaire juróom-ñeent fukk ak juróom-ñett ñoom ñoo ci wér nag ci bile doomu jàngoro fanweer ak ñeent ñoo ci ne ci sauvetage ñaari doomi aadama ñoom ñoo faatu ndax feebar bi ci bésub démb yemook alxamis ba tey ci xibaar yi ñu wutali ca port autonome bu Ndakaaru ak kilifa ya fa doon sargal naka seeni ay liggéeykat yoo xamante ne dañoo dem à la traite ci atum 2020 ab xew-xew wala bokk cérémonie liñ leen a jagleel ngir sargal yile doomi aadama dogu ak la ñu jot a liggéey ca port autonome bu Ndakaaru abute di sawa port autonome bu Dakaru delloo njukkal ñaar fukk ak ñeent ci ay liggéeykatam yu dem à la retraite ci atum 2020 njiital port di rafetlu seen liggéey. tey moom mbégte la ñu am ak pincement au cœur parce que booy tàqali ko ak ñaar fukki travailleurs ak ñeent yoo xam ne ñu ci bëri def nañu 40 ans de métier. mais comme niñ leen ko waxee rek port bi fi mu jëm dina gën a yaatu mais li mu nar a mel si seen liggéey la basé wu moo tax duñ leen fàtte donc ci lancé boobu la ñuy continuer dugal nag ay projets yu bees yoo xam ne gis ngeen fii ñu taxaw nii mooy base logistique fi nga xam ne pétrole bi ñu war a exploiter Sénégal lépp ci liñ koy liggéeyee fii lay jógee ci môle 1 bi ñu war a commencer aussi port de Ndayane bi. ki nga xam ne moo àddu ci kàdduk liggéeykat yi di fësal seenuk mbégte tey rafetlu jëflante bi dox seen biir. lii ñuy célébrer at bu jot dañ koy célébrer tey muy départ à la retraite travailleurs yi nga xam ne dañu liggéey ay at yu bari ci port bi donc mérite la ci ñoom chaque at ñu leen di defal lu mel nii. liñ ciy gën a jàpp rek mooy directeur général aussi occasion la pour lui. mu remercier ces travailleurs remercier aussi les travailleurs qui sont en activité et gën a dëggal sunu relation bi nga xam ne moom lañ am sur le côté sur le dialogue social. donc liggéeykat yi jël seen retraite di sant ak gërëm seeni naataango te di leen ñaax si nu gën a góorgóorlu.
Abou Teddy Sow ñu wutali ca hôpital Fann service maladie infectieuse ba fa ak tool ba ñu fay nemmeeku dippee ko toolu kër na ma leen ko junjee woon ci bopp xibaar yi toolu kër nag ñu fas yéene meññeef yi fay bàyyee ñu fay bawoo mënees nañ ko jëfandikoo ngir daal di koy dundee wala boog li nga xamante ne nag daal di faju mënees nañ ko jëfandikoo ci yooyu lee ak garab bu ñu sukkandikoo nag ci xibaar yi nga xamante ne moom la ñu fa jot a am kon foofee nag ca hôpital Fann bu Ndakaaru boobule tool ñu taxawal ko nag ci njàppandalu agence sénégalaise bi ñu nekk wàllub reforestation waaye itam ñi nga xamante ne ñoo yore lépp lu jëm ci wàllub grande muraille verte rubrique bi nga xamante ne moom la ñu jagleel wàllub alam gi nañu koy faral di defee dañ ci ànd ak Pape Ibrahima Ndiaye. ñoom ñaar ñi nag sénégalais yi min nañ leen loolu te saay bu ñu leen séenee seen xel dem ci ñaar kenn ki wàllum santé keneen ki écologie waaye ñoom ñaar am na benn mbir bu ñu bokk mooy jàpp nañu ne wàllum alam bi ak santé ñoo yam képp. teewaayu professeur Moussa Seydi ak Ali Aïdar ñoom ñaar dañoo daje ci bërëb bi nga xam ne moom lañ duttee toolu kër doon benn forêt boo xam ne lu ko tax a jóg meññeefu garab yu faj waaye tamit di dundal nit ki ñu daal di koy samp fi nag ci service des maladies infectieuses et tropicales bu Fann. en fait animaux yi ak nit ñi seen wér-gu-yaram yëpp dafa am lien donc mënoo jël bi bàyyi bële kon pour wax ne lii lu am solo la pour ñun jardin maladies infectieuses bu nekk fële parce que boobu dañ doon joxe ay lekk sa maladie avant Covid bi lu mat 3000 repas distribué nañ ko parce que dañuy jël légumes yi di ko utiliser pour toggal leen jël fruits yi jox leen dina doon am aussi ay plantes yoo xam dañ ko doon jël di ko utiliser. boo duggee ci biir kër yi doo fa fekk garabu limon loolu jaaduwul ñu ne naka la ñu def ba ñu am ay garabu limon ñu may leen ko ba pare wax leen ni jaaduwul garab yi ñu leen may mu jóge nooto guy jama ay suñu jigéen yu mel ni yéen di ko defar te ngeen mën ko defar yéen tamit ñu bëgg nag def ay pépinière villageois maanaam fépp ci Sénégal nit ci mën a defar ay garab yi nga xam ne agence bi dina ko jënd yenn kuréel yi dinañ ko jënd ñoom tamit dinañ ko mën a jaay keneen wala dinañ ko mën a maye wala dinañ ko mën a jëmbat. waaye balaa ñuy amal li ni mel toolu kër ay ndaw doon ay volontaire ñëw ci liggéey bu baax ñoom nag fukki fan rek la ñu taxawal li ni mel balaa ñuy amal inauguration bi sax suñu équipe fekkoon nañ leen ci liggéey bi ba noppi. Ali Ndiaye ingénieur agronome xelam yépp tënk na lu jëm ci wàllum forêt nourricière ak médicinale moom mu ñibbi ci Sénégal gannaaw ba mu nekkee réewum Brésil lu jege fanweeri at ci naka noonee nag da daal di dugg ci biir agence sénégalaise de la reforestation et de la grande muraille verte. jeunes yi joxuñ leen caabi ñëw rek defar benn affaire jox leen caabi déedéet dañuy nekk ak ñoom 10 jours ñu monté lii ñoom ñu nekk ay protagonistes duñ nekk ay ñu taxaw di xaar ñu jox leen mais dañoo ñëw di liggéey ak ñun 25 jeunes yoo xam ne kenn joxu leen xaalis nii dara ñoom ñoo jël seen poche ñëw ànd ak ñun pour ñu monter toolu kër bi pour ñu jàng ci am ci xam-xam boo xam ne dina leen permettre ñu mun a exploiter forêt bi. toolu kër ci biir hôpitalu Fann mu am lu muy tekk loolu ci contexte mbas bi Covid-19 nit ki war a dund ak virus bi waaye nag mu war a def kéemtalaay kàttanam ba sàmm digganteem ak alam bi li nag mu doon ak message boo xam ne éco village ak filière verte di ko wëyal. fii du ñuy def benn plante ak moom la ñuy wax monoculture maanaam jël rek gerte rek dem déedéet fii dinañ fi am carotte dinañ fi am légumes yëpp. dinañ fi am ay arbre yoo xam ne nañ joxe fruit itam dinañ fi am ay plante yoo xam ne tam dina leen permettre ngeen def ay seen thé maanaam ay mantak ay plante yoo xam ne mun na la jàppale pour faj sa yaram aussi yoo xam ne da nga koy def infusion naan comme ay artémisia yu demee noonu yoo xam ne dina leen jàppale ci santé bi aussi donc loolu yëpp la ñuy xool pour mun ko def lu rafet loo xam ne et puis mu rafet aussi dessin bi se nit yi dañ sonn ci modèle ancien bi. ndaw yi nga xam ne ñoo bokk ci filière verte bi taxawal toolu kër gi ci hôpitalu Fann daanaka ñoom ñëpp ñoo bokk formation waaye ku nekk ci ñoom nag am na jaar-jaar ñu jël exemple Ndeye Codou Bopp bàyyeekoo Djilor moom nekkoon na université Assane Seck bu Ziguinchor mu daal di am licence am waaye mu gis ne loolu amul fenn fu mu koy yóbbu ci wàllum géographie ci naka noonee nag
la dugg ci projet bii du toolu kër gis ci yoonam. mais nag bii nag dafa nekk toolu kër boo xamante ne c'est un peu spécial parce que du certificat bu ñu fi joxe du xaalis bu ñu fi joxe c'est juste lu ñu ñëw defar pour les malades pour revaloriser plantes yi nga xamante ne dañ ciy faju muy les moringa muy papaye muy yeneen ak yeneen gàncax gi nga xamante ne lépp pour sa santé la pour sa wér-gu-yaram la. booloo liggéey di bay di dundee waa tamit créer ay emploi yu jëm ci wàllum alam bi lii bokk ci ay mbir yoo xam ne day firndeel toolu kër ñu daal di ci jot a samp sax lu jege fanweer ci réew mi yépp waaye nag ñoom lu leen tax a jóg mooy fii ak 2022 jaar ci taxawal fépp ci réew mi. gannaaw alam gi ñu waxtaanee tàggat yaram ak lu soxal nag NGB ñaari tali Grand Dakar Biscuiterie ñoom ñi nga xamante ne nag démb ci alxames gi ci ngoon la ñu daal di dalloo terrain boo xamante ne nag ab complexe la kon ñu daal di leen ko jagleel ci wàllub tàggat yaram complexe boo xamante ne daal nay méngoog jamono ñu daal di koy dippe kii di Modou Gueye di trésorier bu boobule club daal di koy delloo njukkal complexe boobee nag ñu amal ko ci njàpp ndalu waa Senelec lu toll nag ci $200 millions ci suñuy koppar lañ ci daal di dugal Ngor Diouf. muy xumbute bu jéggi dayo alxames ji NGB doon daloo ab terrain bu bees bu yànj ñu duppee ko Modou Gueye doonoon seen trésorier ñu koy sargal ci bu muy dund li ni mel Senelec indi si ab njàppandal bile terrain dikkee leen lu ëpp $200 millions ci suñu koppar. La responsabilité de développer le football. ñu ngi rafetlu taxawaay bi te di rafetlu li nga xamante ne mooy infrastructure bi ñu am lii te dañ koy rafetlu te it di féliciter ki nga xamante ne mooy njiitum ñaari tali mu di président Djibril Wade ci doxalin nga xamante ne amoon na ko ak ni mu def ba seen partenaires yi ngir rek mën a may tey ji ñaari tali ak ñi fi yeewoo ñu mën a am jumtukaay boo xam danañ ci mën a tàggat. mais principalement à la jeunesse de Grand Dakar Ñaari Tali d'avoir un écran de cette qualité. Senelec nekkoon seen partenaire bu gën a fës ci li ni mel doxal bu baax pàcc bu mucc ayib ngir lii lépp mën a antu. Senelec est une société nationale donc un patrimoine national. Senelec réew mi ñoo ko moom te it doomu réew mi ñoo ko moom moo tax li ko tax a jóg lépp da koy jëmale ci seeni intérêt ba tax na tey ji sax li ñuy accompagner équipe biir ñaari tali ak infrastructure boobee da koy rek gën di wane rek ne ñun suñu œuvre jëm ci wàllu social ñu ngi koy amal te mu mucc ayib. mais au bénéfice tout simplement de la jeunesse de Dakar. président fédération sénégalaise de football di addu di xamle ne communes yi mën nañ gën a jàppale ndaw ñi ci wàllu tàggatu. état mu ngi def lu mu mën see infrastructure mu ngi jàppale suñu équipe nationale yi mairie yi itam ci ñi ko mën ak ñi ko farloo ñu ngi koy def gis nañu démb ville bi jàppale aussi un club qui est un club africain mu nekk yoon boo xam ne tam bëgg naa commune yëpp gën ci dugg mairie Dakar tam gën a def mais ñu ngi rafetlu li ñuy def mais comme li ñuy wax ndimbal na ca fekk loxoy borom. te tey waa NGB ñaari tali loolu la ñu def. bile complexe sportif bu bees bii NGB di daloo rafet lool neex a gis lool ba tax même équipe nationale bu ko soobee mën na fi di organiser ay séances d'entraînement. Ngor Diouf jeexale jotaay gi ak xibaar gu tiis gi di génn ko àdduna coach Alassane Dia nekkoon DTN directeur technique bu Teungueth FC génn àdduna biig ci guddi gannaaw feebar gu yàgg ga ko tëraloon laata sax moom coach Alassane Dia dem fële ca Rufisque atum 2018 newoon nag ñaari yoon champion bu Sénégal atum 1996 ak waa Sonacos ak atum 2014 ak waa AS Pikine moom moo leen doon tàggat kon xibaar bi moo di coach Alassane Dia dal na génn àdduna bi ci guddi gannaaw feebar gu yàgg ga ko tëraloon na.
mu ngoog fi la ñuy daal di yemandi ci xibaar yi ci ITV amoon mbégte dégtal leen xibaar yi di wéyandi ci www.imedia.sn ma bàyyi leen ngeen wéyandeeg Cheikh Hassana Fall ci seen bloc d'information La Totale jaa ngeen jëf.